fanweeru simili bootu si juróom-ñaari waxtu mbokk yi xarit yi bisimila ci xabaar yi. bokk na ci ponk yi lu ëpp fukk ak juróom ci ay doomu aadama am ay gaañu gaañu ñetti metti de lool lu ni mel moom mooy bilan mur bi daanu ci usine ba yëngu ci tuyauterie nekk ca Hann Équipe jéejë mu nga am biig ginnaaw ngelaw yu metti laata moo taw. coowal Adama Gaye avocat wu journaliste bi ne ñoom dàquñu benn yoon xeex bi ñu wéyal ko ba ca biti réew ñoom avocat yi xamle sax ne bind nañu ab lettre ouverte ngir nag vilipender Macky Sall ci ay ñoñam ca CEDEAO gannaaw sommet gi ñu dëgmal suba ca Burkina Faso. njàng mi ren ji boo moyul nar na sooxe li ko waral di FEDER moom nag mu ngay déposer ab préavis de grève ci weeru octobre gi structure gën a nag moom li muy naqarlu moom mooy nguur gi respecté wul accord yi nga xamante ne moom la signé woon ba leen ca gën a yitteel di nag système bu bees rémunération ab portail ngir nag képp ku gis ay image wala vidéo yoo xamante ne exploitation sexuelle la mu jëm ci ndaw ñi nga dénoncé ko lu ni mel nag ministère de la femme de la famille et de la protection de l'enfance moom moo ko lancé tey ji TFM sukkandiku ci ngir wax nag ci lu jëm ci wàllu viol ci Sénégal ñu gis ne phénomène bi bëri na fi wante yenn saa yi daanaka kenn du ci teg ay daan ñi koy def li ko waral di maslaa gu bëri ñenn ñi ne daf fee war a jeex ponk yaa ngi noonu mbokk yi yaatal gi nes gis ñu xus teeg yéen. asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan lu ëpp fukk ak juróom ci ay doomu aadama am ay gaañu gaañu ñetti metti le lool lu ni mel ñu ngi ko nemmeeku ginnaaw bi ab mur ci usine bu yëngu ci tuyauterie nekk ci Hann Équipe dal di daanu loolee nag mu nga am bi ginnaaw ngelaw lu metti li fi am laata moo taw lu war a toll nag si juróom-ñetti njaboot kon boo moyul du ñu am fu ñu fanaan ñuy sàkku nag ci usine googee mu jox leen ay ndàmpaay Pafara Ñing ñu ci bëri ci ñi démb bu leen fekkoon seen biir nekk ay néew la ñuy génne fii ci Hann Équipe li ko waral miiru entreprise bu tuyau bi di 3S gudd ba toll ci 15 mètres moo daanu ci kaw kër yi nga xam ne ñoo nekk foofu ni ki démb gannaaw ba fa ngelaw la awee bilan bi métti lool ñu bëri am ciy gaañu gaañu yàqu-yàqu yi kenn mënu koo xayma. miiru usine bi dafa kay woon de telle sorte que jéggi na doyu 15 mètres la moo ëppoon sunu bâtiment bi après ngelaw bi ñëw daneel ko yàq sunu bâtiment bi yëpp quoi. man maa fi nekk ak samay doom ñoo fi nekkoon heureusement samay doom ñu ngi woon jëppal le jour là man sama wàllu bopp maa ngi woon ci biti doon naan ataaya le moment que may préparer pour dugg ci la affaire bi effondré. kenn ki mi ngi hôpital démb sëtëwoo lañ leen yóbbu fa lañ fanaan presque kenn ki mi ngi principal baaraama moo dagg. seen xol fees lool ñu dem bay jooy soxna yi ñoom ñoo génne seeni njaboot ci suufu xeer yi. 10 heures laa wàcc ma ñëw toog fii ma xale yi samay doom après ngelaw bi di ñëw bi mu ñëwee ma ne leen daw leen ngelaw baa ngi ñëw de man bi may duggee rek miir bi attaqué ñu bi ma sëggee siggi rek yenu baraag bi fekk am na ñaari jigéenu biir yu fi nekkoon ma yenu baraag bi rek ma ne génn leen yoon am na. ñoom ñëpp génn mu des ku tuuti ki ak keneen ki mi ngi setewoo ñëwagul tànk yi daal la ñu wax. armu lal bi boo xoolee rek sax bu fa nit tëddoon day du yeewu wax dëgg yàlla moom daal yàlla moo ci def sutura mais kon tey moom benn bakkan duñ ko fi jëlee moom. ñu ëpp ci ñoom seen loxo jotul seen ginnaaw li ñu bëgg mooy ñu ndàmp leen ba ñu tabaxaat seen i kër. suñu doole bariwul ñun kese la ñooy daw ñooy andil suñu bopp kenn jàppalewuñu bëri na trop amuñu sax yére ñu sol ñu lii sax dañu ko abal nii. ay baayoo lañu amuñu ko ñu jàppale li ñu doon suturoo kas néew mi ngi nii dem na waaw nu mu gën a gaay ndax ñu ngi nii amuñu sax fu ñu fanaan. waaye ba léegi jëye jë mu nga des ca bërëb ba ndax miir ba am na partie boo xam ne daanuwut te mu nga tiim yenn ci ay kër waaye tey jii ñu bëri ci ñoom ci biti la ñuy fanaan bu dee njiit yi dugaluñ ci seen loxo. yorin gu jub ak jubal mu ñeel ressources naturelles yu Sénégal lu ni mel la aar li ñu bokk di sàkku ba léegi tey jii ñu wàccaat ci mbedd mi ngir amal ab doxu ñaxtu wante li ñu ci seetlu nag moom mooy mobilisation gi buñ ko méngalee ak yawees woon tey jii wàññeeku na lool Habib Faye. nii lañu ko defaatee ci mbooloo goo xam ne dese naa takku aar lu ñu bokk. asamaan si di wis teewul ñoom ñu ne duñu xàddi benn yoon ndax tamit dañuy laaj seen moomeel bokk na ci tamit lii di ñu waxtaanaat ci li ñeel wàllum contrat pétrole beeg gaz bi nga xamante ne boobu ba léegi ñoo ngi koy ñaxtu. dañuy wéyal xeex bi comme ni ngeen ko gisee
ndaxte yaakaar naa ne bi ñu koy jógee ba léegi tey la wàllu gën a aay ci takku bi ñuy takku di laaj nguur gi nga xamante moom moo fi nekk mu indi ay leeral ci lim jëm ci pass ay contrat yoo xam daf ko signé mu ñeel gaz bi mu ñeel pétrole bi mu ñeel fer bi mu ñeel zircon bi wala yeneen xeetu balu yu mbindaare maanaam ressources naturelles yoo xamante ni dafa am fii ci Sénégal. ressources naturelles yi état bi di def lu ko neex amul transparence amul dara jël raxam jox ko loo xam ne yëloo ko jàngu ko dafa yoon dafa war a leer nit ñi ñoo ko moom. mënuñu ko bañ a laaj am na loo xamante ne mën nga ko abandonné waaye combat de principe kenn du ko abandonné nan leer. lim googee ñu ne du tax ñoom ñu xàddi ndax tamit ku ci nekk sa ngëm-ngëm mooy tax nga ñëw waaye alalu réew mi des nañ koy sàmm te it ñoom fas yéene wu ñoo bàyyi benn yoon. la qualité moo gën effectivement mais boo jàppee ni quantité bi dafa am solo donc loolu da nga cee xaw a biaisé loolu c'est juste un argument que je vous donne. temps yëpp ñu ñuy divertir ci ay yeneen question boo xoolee question religion bi affaire yooyu ak question homosexualité beeg yooyu ba day tax ba dem ba sénégalais yi benn instant dañuy mel ni voilà quoi nguur gi ñu leen di yóbbu. ci biir mbooloo moomee sax léeg-léeg nga gis ñoo xamante ni seen xol du neex ñu xaw a jàppante tuuti waaye teewul itam benn bëgg-bëgg bi moo leen tax a jóg. képp koo xam loxoom daf ci dugg ci ay wuruj wala lu jëm ci ay guerre wala yu demee nekk noonu yoon def liggéeyam. li ëpp solo mooy ñu d'abord ñu xamal nit ñi leeralal leen. njëriñu gaz bi ak pétrole bi xamal leen du yoon benn famille rek bu ko jël ba ko aakimoo Sénégal moo ko moom nañ fexe ba doomu Sénégal yëpp gis seen bopp. aar li ñu bokk ne xalaatuñu benn yoon bàyyi xeex mi ci suuf fi léeg amuñu ab mbégte ca la nga xam ne moom la ñuy xeex ñoom ñi doxee nañ ca place de la nation dox ba ca rond-point RTS foofee la ñu daanelee ne bile mbir duñu ko bàyyi te la ñuy laaj bëri na nguurug Sénégal. bokk na ci xabaar yi mbiru Adama Gaye moom journaliste bi ne boo moyul dina soobu waat ci ab grève bu xiifal bu fekkee ne nag ay conditions amul coppite lu ni mel ay avocat ñoom ñoo ko xamle teg ca ne bind nañ ab lettre ouverte ngir nag vilipender kii di njiitu réew mi ci ay ñoñam ca CEDEAO gannaaw ouverture sommet CEDEAO bi ñu dëgmal ko ëllëg ca Burkina Faso ñoom avocat yi ne xeex bi sax boo moyul ca biti réew dinañ ko fa génne ngir seen client ñu libéré ko Chérif Dia. mu mel ni jéego bu bees la ay avocat Adama Gaye daal di tegaat rek ci dossier am seen client bi di journaliste lu toll ci ñeent fukki fan ak juróom-ñaar ñu daal di koy denc ci kaso Rebeuss loolu tax rek kon ñu bëgg a jéggi réew mi dem ca bitim réew ngir jébaane fa nguur ak Sénégal ci noonu ñu daal di rek ànd ci genn kuréel gu naan collectif daal di bind benn bataaxal jagleel ko njiitu réew yi nekk ci Afrique sowu jant bokk ci kuréel gi di CEDEAO. lii nag du neen suñ ko defee am na lu tax ndax CEDEAO dina am sommet boo xamante ni mi ngi tàmbali ci samedi ji fukki fan ak ñeent ci weeru septembre ca Ouagadougou nekk capitalu Burkina Faso Macky Sall di fa teew loolu tax rek ñoom ñu daal di rek bëgg président yi nekk ci Afrique sowu jant xam jafe-jafe yi nga xamante ni seen client di Adama Gaye moom lay dund rawatina rek nooteel gin jàpp ni moom lañ ko noot ndax ay liberté am dañ koo salfaañee. te li mu wax day nee na dara mënut a woon tax ñu daal di ko ci yóbbu ci kaso xalaatam la woon rek bu mu joxe woon ci ab réseau social. ñoom avocat yi di fàttali naataangoo Macky Sall yi ne leen seen client di Adama Gaye day ku mës a liggéey la fële ca CEDEAO ci atum 1992 yore woon sax communication. ñaar fukki at ak juróom-ñaar mu mel ni kon dara soppeekuwul ci wàllu rek àq ak yelleefu doomu aadama ci kuréelu CEDEAO bi ñu joxe exemple di misaal seen client di Adama Gaye bin jàpp sax ne détenu politique la. ñuy xamal ni it li tax seen client daal di rek dakkal grève bu xiifal bi nga xamante ni façon na koo def juróom-ñaari fan ci weer wi ñu génn li ko waral mooy ab médecin moom moo sàkkoon ñu dakkal ko wante it ay kilifa ñu daal di ci joxe taxawaayu président Abdoulaye Wade mi nga xamante ni kon yey na ko ba mu dakkal grève bi. moom Adama Gaye nee na dana rek tàmbaliwaat grève bu xiifal boobu bu dee dossier bi amul yokkute. ñu xamal ñu ñoom avocat yi ci seen lettre bi ñu jagleel njiitu réewu CEDEAO yi leen rek danañ topp état bu Sénégal ci tribunaux yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk bitim réew ndax rek ñàkk sàmmoonteeg ay xaatim yoo xamante ni nguur gi def na ko ci àq ak yelleefu doomu aadama rawatina aar ay doomam. ci lu soxal kaso yi secrétaire d'État bootu ci ministre de la justice ñu dénk ko promotion droits humains ak bonne gouvernance mu ngi xamle ne dinañu jëmmal yeneen kër yu ees ngir nag prison yi askan ya fa nekk ñu mën koo wàññi mu teg ca itam ne ci lu jëm ci agent pénitentiaire yi dinañu recruter juróom-ñaar fukk ngir nag personnel bi ñu gën koo dooleel moom Mamadou Salif Sow demoon tey ji ca administration pénitentiaire yëkki ay kàddu dénk ko Maguette Gaye ñu teewlu. boo xoolee ñu ngi tabax
ay maison d'arrêt ñu ngi tabax ñu ngi réhabiliter ay maison d'arrêt boo xoolee par exemple Rebeuss bu ñuy wax souvent Rebeuss état bi vraiment tabax na benn genre néeg boo xam ne 80 chambres lay def boo xoolee ñu ngi def camp pénal Koutal bi boo xoolee camp pénal Koutal bi foofu tamit vraiment à peu près 480 lits 500 quoi on dit Sébikotane voilà Sébikotane aussi ñu koy def 500 lits donc gouvernement bi mu ngi def lu mu mun pour jéem a améliorer conditions prisonniers yi fu mu nekk nii xam nga bracelet électronique pour ñu mun ko def il faut ñu déposer benn loi voilà au niveau de l'Assemblée nationale d'ailleurs ministre de la justice bi pare na présenté na ko pare na defar loi bi léegi lu des mooy présentation bi pour ñu mën a appliquer loolu maintenant li ma wax léegi tamit am na ay liberté provisoire ay grâce chaque année lu ñuy def pour jéem a désengorger prison yi. am na 70 personnes 70 agents yoo xam ne ñu ngi def en formation en principe war nañu génn ay jours yu néew quoi war nañu génn pour renforcer agents yu fi nekk parce que c'est très important. njàng mi ren ji boo moyul ay rëq-rëq des na ci am li ko waral di fédération des enseignants du Sénégal moom nag xamle ne déposé na préavis de grève ci weeru octobre gi li ko waral mu ne nguur gi respecté wul benn yoon accord yi nga xamante ne signé woon na ko ak ñoom bi leen ci gën a yitteel nag di système bu yees aju ci rémunération gi njaareetu fal. école ubbeegul sax ay buntam waaye fédération bi ëmb enseignants yi nekk fii ci Sénégal daal dinañu xam ne ni daañu déposer ab préavis de grève ci weeru octobre bi ñu dëgmal. Et puis il est anormal aujourd'hui on l'a dit nous fédère c'est notre position on va parler du système de rémunération qui est notre cheval de bataille cette année dès le mois de. dinañ wax ci li nga xam ne moom moo di système de rémunération bi ndax loolee nekk suñu priorité yi atum ren te du yàgg dara fii ak weeru octobre nañ daal déposer ab préavis de grève. bu ko déposé nag bu fekkee situation bi décanté wul na jàll ci leneen. je ne sais pas G20 G6 ça c'est des charabia. syndicat yi ëmb enseignants yi di ñaawlu doxalin yi nga xam ne ñooy inspecteurs yor wàllu éducation ak formation doxal ci baaraamu tuuma ministre bi ndax jàpp nañu farataalu benn yoon acte de reclassement yi ñu fi amaloon. ils n'ont pas le droit d'avoir un syndicat. am ñu droit amal li nga xam ne moom moo di syndicat ndax jàpp naa ne fii ba ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di inspecteurs yu ndaw yi dañoo rek daal di gradé donc dañoo war a dem ci li nga xam ne moom moo di terrain bi inspecter enseignants yi nga xam ne war nañu am seen ay CAP looloo nekk seen ay rôle. en grève actuellement c'est eux qui coupent la tête de la carrière des enseignants. ñoom ñi ñaawlu nañu itam doxalin bi ñu téyee wàllu secteur bu soxal wàllu enseignement technique ak itam formation professionnelle. C'est des projets qu'ils ont enclenché. enclenché nañ yooyu le projet ndax dañoo war a jël ay jeunes daal dinañ yóbbu ci ay entreprise waaye itam woo ñi nga xam ne ñoom ñoo di formateurs yu enseignants techniques yi pour rek daal di leen encadrer donc il n'est pas normal ak 5 milliards ñu daal di fay entreprise yi daal di tam lekk li nga xam ne rek moom moo des ci yooyu le koppar. enseignant soit disant que vous les payez pour enseigner non c'est pas ça puisque moi je suis un professeur d'anglais on peut pas m'affecter dans ça. ci bile conférence de presse nag ñoom fédération bi ëmb enseignants yi nekk fii ci Sénégal. ni d'accord ñu benn yoon ci xaatim bi nga xam ni état bu Sénégal def na ko ak institution bi di Sainte Jeanne d'Arc ki ñu siy joxoñ baaraamu tuuma di ministre bu ñu dénk wàllu éducation Mamadou Talla. histoire générale du Sénégal ak coow li nga xamante ne moom moo ci laxasu Mouhamadou Baro nekkoon njiitu kuréelu journaliste yi doon yëngu ci xabaar yi soxal wàllu diine jàpp ne coow li matu ko moom li mu gis moom mooy jumte la ci professeur Iba Der Thiam ak ñi mu seqaloon commission gi doon ko bind mu jàpp ne nag lii nii warula jur benn coow ci diggante tarixa yi moom Mouhamadou Baro nekkoon ganu xibaar yi ci bëccëg ñu teewlu ay kàddoom Fatima Touré moom moo ko taataan. fii ci Sénégal ak ci àdduna bi moo yem amul benn téere histoire bu ñuy bind boo xam ne mënuñ ci am luñ ci seetlu wala ay jooyant yuñ ci def wala ay rëcc-rëcc yu ciy am mais loolu amul lenn loo xam ne dina ko dindi ci importance su bind histoire du Sénégal parce que soo bindul sa histoire dañ la koy bindal wala dañ la koy waxal ci anam boo xam ne naka su dul noonu léegi nag li am mooy histoire bi téere bi soo ko bindee ba pare dina am ku ci d'accordul wala ku ci koo xam ne lenn neexu ko ci mais su ko waree gëstuwaat wala mu koy weddi daf ko war a tëgg weddi ci xam-xam da war a indi xalaatam yemale ko ci xam-xam kese mais léegi li ñu seetlu mooy xam nga ne réseaux sociaux yi dafa yokku et puis
ku nekk mën nga ci xëy bind ci lu la neex beneen bi aussi mooy ci këru diine yi waxuma ñëpp la daf ci am ñoo xam ne ñoom ba léegi ñi ngi taxaw ci suufu wax ci seen kër xëcc jëmale ci seen kër dooleel seen kër loolu nag suñ ko boyalee day dem ba nga xam ne ku nekk da ngay bëgg xëcc jëmale sa kër ba luñ ci wax rek nga def ko mbiru xol loolu mën na indi ay jafe-jafe. ab portail ngir képp koo gisati ay image moo xam tamit vidéo la yoo xam ne ci exploitation sexuelle ci ndaw ñi nga dal di koy dénoncer lu ni mel ministère de la femme de la famille et de la protection de l'enfance moom moo ko lancé tey jii TFM sukkandiku ci nag ngir amal taxaw seetlu ci wàllu viol seetlu yi moom mooy fii ci réew mi xale yi ñuy sàkku bëri na wante nag yenn say ay daan duñ ko teg ña koy def li ko waral di ab maslaa gu metti ba tax na ñenn ñi ne lu ni mel daf fi war a dakk képp ku defati ñaawteef gu ni mel ñu teg la ay daan yu metti. Cheikh Diop. sàkku bi nga xam ne ñu ngi koy sàkku ndaw ñi fii ci mim réew di gën a bëri li gën a yées moom moo di ñooñee duñ leen clamé benn yoon ci kanamu yoon ngóor sile dundu leen ni mel moom mi di xam le ne jëf nañ jëf ju ni mel ki nga xam ne moom moo di sëtam. ku wéyale dañu laa war a teg yoon man mii di wax ak yow sama sët wéyale nañu ko dama ko topp ba mu egg borom dañ ko tëral 10 ans lañ ko tëj. man mi wax ak yow nii. ndax bi mu amee moom moomu ay parents ñëw nañ ba suñu kër di négocier mais bi ñu ñëwee dama leen ay négocier amu fi dañ koy topp lu nu yoon may ñu jël lu leen yoon may ñu jël. secrétaire général bu association des imams et oulémas du Sénégal daal di dem ci même sens bi kili di artu ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def. te loolu baaxul ci dund nit daf koy marqué du ko fàtte mukk ilaa yawmi diini leneen li nga xam ne nag moo nekk mooy ku ko def nañu dal ci sa kaw ni ko yoon waxee. am na dëkk yoo xam ne boo ko defee dañ lay sànni xeer dañ lay tëj kaso dañ lay dóor moo tax l'islam moom du def dans le détail daf ko tere. ngir xeex lu ni mel ñi lee ginnaaw bi ñu weccante ak ñoom di xamle ne dañu war a teg ay dogal yu métti ci seen kaw. ki ñu violé dafa war a am courage bu bëri. mel pour ne pas que ñeneen ñi tamit mu am ñeneen ñoo xamante dañuy subir la même chose. donc comme ça moom dina mën a sauver ñu bëri. ministre de la famille nag di ñaawlu bu baax lu ni mel ci loolee ñu daal di taxawal ab portail de signalement ngir rek daal di xeex l'exploitation sexuelle des enfants ndax moom jàpp na ne lii dina wàññi bu baax a baax bi lee xoxotal. di wax ne vraiment tey ñëw nañ pour lancer lu am solo pour Sénégal pour que aar xale yi nga xam ñoo nekk ci internet di gis loo xam ne lu jaaduwul la di gis loo xam ne dafa leen di jàppale da leen di yàq ëllëg loolu je pense que lu am solo la. file ñuy xaar bile portail daal di amal ay résultats ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu wi di sàkku ci ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di waajur yi ñu gën a bàyyi xel ci ndaw ñi wàllu viol maanaam sàkku bi nga xam ne ñu ngi koy sàkku ndaw ñi dakk fii ci mim réew. ñaari junni ak juróomi téeméeri xale at bu jot dañuy ñàkk seen bakkan ca diwaanu Diourbel laata sax ñoo am fukki weer ak ñaar Diourbel kon jël ñaareelu place bi gannaaw Dakar ci région yi nga xamante ne mortalité néonatale ñoom la gën a sonal ca Diourbel bokk na ci li ko waral lu jëm ci service d'urgence yi daanaka lu ci bëri dafa sooxe ki ko xamle di médecin chef ba di wuyoo ci turu docteur Balla Mbacké Mboup Babacar Diouf moo taataan kàddu yi. mortalité néonatale moom daanaka boo xoolee lii faatu ci xale yi daanaka ñoo ci topp après Dakar parce que 2500 ñaari junni ak juróomi téeméer ci xale faatu nañu dañuy faatu par année. léegi nag loolu urgence bu nganda la boo xam ne ministère de la santé xam na ko région médicale xam nañ ko ñu ngi ciy def ay jéego partenaires yi aussi ñu ngi ciy jàppale UNICEF am na benn centre de néonatologie mu tabax Ndamatou USAID aussi am na ay programme de santé néonatale yu mu taxawal. Je pense que loolu yëpp bu ñu ko defee hôpitaux yi def ci seen wàll centre de santé yi def seen wàll ñu former acteurs yi mun nañoo vraiment am ay jumtukaay yu ñu xeexee ndeete googu ci xale yi doon judd. waaw urgence yi moom surtout les urgences traumatiques lu nekk la fii ci région bi région màggal la région déplacement la. bu màggal Touba jotee rek gis nga li fi kii ci accident te souvent équipe yi nekk structure de santé fi nekk amaguñ capacité bi léegi dégg ngeen Fawzeyni di wax ne hôpital bi gën a màgg ci région bi amagul lu dul ay quelques lits pour la réanimation état bi aussi bëriwul lii waaye SAMU national gannaaw bi nga xamee ne hôpital région médicale def na son plan danañ ci jàpp incha allah am na millions yu bëri yoo xam ne danañ ko ci dugal ba nga xam ne SAU yi danañ leen gën a dooleel muy bu Ndaamaatu muy bu Diourbel muy bu Fawzeyni mais aussi centre de santé yi nga xam ne dañoo am ay UAU yu ndaw.
wàllu napp bi ngir yorin bu mucc ayib naka noonu itam aar espèce bii di ay poulpe jëwriñ yi nga xamante ne ñoom lañ dénk wàll wi amal nag ab journée immersion maanaam ndaa yi nga xamante ne foofu la poulpe yi war a amalee seen ay reproduction kon lu waroon toll ci commande bu jege fukk ak juróom-ñeenti junni ndaa daanaka nag kon juróom-benn junni yëpp daal nañ koo dugal fële ca Guerrero am na yeneen site tamit yoo xamante ne prévoir nañ leen lu ci mel ne Dakar Mbour Fatick ak Rufisque ci xayma toll na ci fukk ak juróom-ñaari site yoo xamante ne war nañ fa def kon ndaa yooyu Sidia Diouf di adjoint directeur des pêches moom moo ko xamle ay kàddoom Abdourahmane Diallo moom moo ko taataan. dëkkuwaay yi dañoo yàqu woon donc ku ñu nen il faut que ñu am dëkkuwaay donc moo taxoon état du Sénégal ak japonais yi ñoo njëkkoon démarrer projet boobu xalaat ne pour géej gi ñu defaraat ko il faut que ñu am ay ndaa yu ñuy sóob donc depuis 2005 ñu ngi ciy dox CPA bu département Mbour ànd ceeg état di ci dox ba tey ñu ne woon avec financement Union européenne surtout bi financé 16 millions et quelques ci 17 000 pour ne dañuy sóob dañuy lancer journée tey bi pour sóob ndaay fii ci Guéréo ci département de Mbour. waaw bu ñu dugal ci géej gi su ngeen seetloo ci période bu jën bi di nen la donc suy nen te amul fu mu nenee donc nen yi du baax ou bien du nen yu bari donc il faut nga dugal ndaa yi pour su buggee nen nëbbatu dugg ci ndaa yooyu nen ay nen yu bari nen yooyu nag ñoo joxe ay doomu pëp ñoo dem ba mu màgg. léegi gis nañ ne ci Petite Côte bi diggante Jifeer ba Hann déjà nit ñi dañuy napp année bi yëpp day am ay pëp donc te pëp boobu dañ koy exporter. wax nañ ko sànq pour département de Mbour plus de 10 millions yi nga xam ne au moins dem na te soo seetee ci Sénégal buy dem ci peuple valeur bi ëpp na ay milliards ëpp na ay 10 milliards yi nga xam ne day dugg ci keesu état day dugg ci usines yi. xibaaru tàggat yaram benn ponk la football ak jongante bi nar a dox ëllëg ci diggante génération foot ak Zamalek bu Caire ca diwaanu Thiès lay doon tey jii nag ñaari coach yi def nañ seen conférence de presse naam Zamalek nag équipe bu mag la wante génération foot nag nee na ñoom xam nañ bu baax a baax seen i adversaire xool nañ bu baax seen i football ba ëllëg dinañ def kéem kattan ba am résultat bu baax ñu teewlu seen coach ci micro Cheikh Anta Diop. génération foot académie la boo xam ni dafa organisé. te secteur bu nekk rek am na koo xam ne ku xarañ koo xam ne moo fa nekk pour loolu noonu mu koy saytu bi ñu xamee ba léegi Zamalek dañuy dajal ci yor wàllu boobu seen match yi nga xam ne joué nañ ko ñoom yëpp am na ko def nañ ci ay vidéo ba démb rek moo si mujj xam nañ Zamalek lan la mënewu te liggéey nañ ci semaine bi yëpp bañ jógee ci vidéo yi sax ci lañ tëral ab programme boo xam ne ci lañuy mën a sukkandiku pour tàggat suñuy joueurs et boobu ba léegi ci la ñu nekk jàpp naa ni suñu public bi nekkee suñu ginnaaw joueurs yi appliqué wu ci li nga xam ne moom lañu liggéey ak ñoom ak li ñuy gis ci vidéo bi yàlla mën nañu may li ñu bëgg incha allah. li ñu bëgg aussi mooy public bi ba bi sifflé ba ni muy jeexee toujours ñu nekk suñu ginnaaw di ñu encouragé loolu aussi am nañ loo xam ne teg nañ ko tamit parce que xam nañ ni Zamalek day joué ci public boo xam ne bu bari la. te xëy na loolu aussi mën na bañ a nekk impact ci match bi waaye ñun li ñu amal solo mooy pexe yi nga xam ne teg nañ ko boobu léegi ñu koy liggéey pour fexe xool nan lañ koy gagné suñu joueurs yi nekk ci loolu appliqué wu ba nga xam ne li ñu bëgg ci match bi mooy dugal ay bit yu bari bañ a jël pour bu match bi jeexee ñu mën a am résultat boobu. mu nekkoon xibaaru marax yi ci TFM Soxna Aram noppi na ngir wéy ak yéen ci soir d'info ma delloo ko lenge